di leen may seen revue de presse Alaaji Ahmed Aïdara bismillah cay corona gi lée ragalu na daa te doona waar nag ma ngay bëgg a ëppal nag termine yéene kaay ne lu tolloo fukk ak ñeent ci ay doomu aadama dee ñoo dee ci juróomi fan allahu akbar la ilaha illallah dama ne la diggante 1er août ak 5 août bi lée waaw jàpp leen ne fukk ak ñeent ci ay doomu aadama kon ñoo dee ci corona gi lée léegi nag jàpp leen ne kon ñaari téeméer ak ñaar fukk ak ñett dee ñàkk nañ seen bakkan dama ne la Ziguinchor waaw kese lu tolloo fukk ak juróom daal dinañ fay dee allahu akbar la ilaha illallah yéene kaay gi ne Dakar du Njaay jël joob dee waaw nga xam ne nag mooy bomb bi fii nag la wulee ñaay lu tolloog ñeenti junni ci ay doomu aadama dee ña nga jàngoro joojee waaw te feeñul te ñoom de maa la ko wax te ña ngay lëf-lëfi kon ak nit Le Soleil yéene kaay ne réunion bi nga xam ne kon doon nañ ko amal nag jàppale boobee ngir defante kon ak jàngoroy Covid yi jàppal ne am na ci nag ay dogal yu bees yoo xam ne danañu ko jël ngir xeex ak feebar bi de moom président Macky Sall waaw nee na dàquma taralaat mbir mi nag taral ko rek état d'urgence yu ñu yóbbu ci yenn gox yi état d'urgence localisé Macky Sall nee na bu dee situation bi la day continuer nii yéene kaay gi ne waaye taskatu xabaar yi de daal dinañ leen woon a ngir ñu moytu ko di tiital nit ñi looloy dëgg sur quotidien ne bàyyee ko bi nga xam ne nag maanaam sénégalais dañ koo bàyyee ko waaw Macky Sall ngay xupp askan wi de ne boo sàgganee nag dana indiwaat état d'urgence libération yi ne kaay ne tasaaroo mi nga xam ne nag maanaam kon jàngoro ji mi ngi koy tasaaroo ni lay waaw jàppale na ci ñaari fan lu tolloo juróom-ñeent ci ay doomu aadama ñoo ñàkk seenu bakkan inna lillahi wa inna ilayhi rajiun ñaari fan laa wax de lu tolloo ñaari téeméer ak juróom-ñett fukk ak ñett ci ay doomu aadama jàngoro ji dugg na leen allahu akbar critique yéene kaay ne wàllum état d'urgence partiel fa la ñu jëm de Macky Sall ci bi mu nekk nii Ndakaaru Njaay jël joob waaw la bëgg ni rap moom la bëgg te confiné ko dama ne la weñ gaa nga dammee ca mbañaxaan nga wala ko Macky Sall bëgg a fekk nag Sénégal soriwul nag saafara su tar di solution radicale mooy tëj Ndakaaru Njaay jël joob Cheikh Abdou Mbacké Bara Dolly ci évidence Sénégal waaw nee na gis nga kilifa diine yi lée lii dooleel doomu jàngoro ci réew mi kon bokk nañ cax naar di Italie waaw parce que président Macky Sall kese mënta téye doomu jàngoro ci di tasaaroo laa la wax source ané waaye daf ko to xabaar itam maanaam ni ñuy doxalee ci corona gi waaw président Macky Sall dafa mer ba futt laa la wax waaw parce que Kor Marème Faye day nee na li ñuy def nii dafa ragalu sax maa ngi woon ak presse Sénégal bi yëpp parce que amul benn njariñ quoi ngay diital askan wi lée ak bëgg a wax ne lépp ñuul doy na waar président Macky Sall ci laas ne il faut tamit levée du corps yeeg ngénte yeeg dëj yeeg loolee itam dañ koo war a arrêté Macky Sall yow du samay kaddu de général Dieng nee na gis nga ñi gën a bëri ci ñi feebar ñëpp hôpital principal kon lañ dee te kilifa diine yi ngeen gis ak kilifa yi notable yu mag yi ñu ci bëree bëri ci ñoom ci dëj yeeg yooyu dong lañ ko jëlee di xew yi ñuy dem dong lañ jëlee feebar doy na waar du gën a doy waar li lée ubbil l'observateur nañu kenn ku jigéen koo xam ne kon ñaar fukki at la am feebar bee ko dugg waaw dañu koo violé ci benn centre de traitement allahu akbar la ilaha illallah te ku góor kañ tuumaal ne moo ko def day volontaire croix rouge la de la ilaha illallah waaw lii moom kii jar na ko box fabri ne ñeenteelu xalifu Baye Niass ca Kaolack lañ ko denc démb waaye mbooloo ma bari na lool ca Medina Baye Papa Cheikh man tawetu baayam ba Baye Niass radiyallahu ta'ala Cheikh Maye Niass mooy juróomeelu xalifu Baye Niass Direct News ne gis nga jumaa ju mag ja waaw lu tolloo juróom benn téeméer ak juróom fukk ci ay policiers yi nga xam ne kon ñoom lañ fa yóbboon tey mënuñoo téye nit ñi déedéet enquête yéene kaay ne gis nga suñu hôpital yi waaw xam nga nit ñi dañ doon daw hôpital yi commencé nañoo demaat hôpital léegi di faju de grand place ne fo xale suuf yi nga xam ne nag maanaam moom la soko simi la nekk di boulimie foncière waaw soko sima nga yàq nag dëkk doom ak waata ngeej ak waa bari ñu googe les ko yéene kaay ne retour de parquet de la agresseur yi am maanaam ne taxatakatee woon kon journal Écho waaw waaye convention des jeunes reporters du Sénégal lu tolloo ñetti ordinateur portable ak téeméeri junni la ñu jébbal kon journal Les Échos le quotidien yéene kaay ne nguuru Sénégal gi day dem foofu sax defuñu ko faf maa day taali maa la ko wax du ministre Abdoulaye Diop du ministre Aly Ngouille Ndiaye tribune yéene kaay ne ministre Aly Ngouille Ndiaye de waaw tey ci la kon lay jàkkaarloo ak journaliste yi dogal ca corona ba la ñuy jël de 24 heures yéene kaay ne wàllum tribunal bi nga xam ne daa yëngu lool di grève waa UNSAS dañoo fas yéene guerre de te nee nañu boo sàgganee danañu paralyser réew mi laa la wax le témoin yéene kaay ne gis nga ci ginnaaw grève bu tar bii nga xam ne kon moom la waa sud si googee nekkee mbaa du Pastef mooy yëngal-yëngal ca ginnaaw maar day taali Aliou Sow sur si la bokk Pastef Ousmane Sonko nee na c'est faux loolee amul évidence yéene kaay ne li am kay mooy saltige am nañu wax de nee nañu président Macky Sall moom waaw pare na maa la ko wax 2024 Macky Sall mani pare na ñetti ñoo xam ni kay njortes nañ ne seen vidéo fenk na mën nañoo nekk président mooy Idrissa Seck Ousmane Sonko ak Karim Wade terminé yéene kaay ne waaye moom Idrissa Seck mi ne waaw ay nit a ma ngi koy bàyyi rek de doy na waar en tout cas 2013 ba léegi nii ñi ànd ak Idrissa ngi dem rek maître Nafissatou Diop Cissé dem na Youssou Diagne dem na Omar Gueye dem na Opa Ndiaye dem na Badou Ba dem na Léna Sène dem na Awa Gueye dem na Youssou Thiongane dem na Thierno Bocoum dem na démb nag colonel Abdourahmane Kébé moo tekki ndomba tànkam nee na dem na tribune yéene kaay ne Massata Diack wax na de Pape Massata Diack wax na de parce que nee na nag lii ñuy wax naan papaam daa dimbali kon Macky Sall ak yooyee ngir ñu daaneel Abdoulaye Wade waaw nee na man samay activité bàyyi xaw
ma ca dara benn ñaar te gis nga su ma ko xamoon du ma ko d'accord du ma ci d'accord parce que Abdoulaye Wade kon suñu mbokk la Pape Massata Diack yemu ca parce que waa ji nee na bàyyi mosu koo traité de voyou loolee nekkul dafa am ay nit ñoo xam ni kon dañoo fay ay journaliste ngir ñu yàq ma Pape Massata Diack ne maa leen wax li lée Dakar Times te directeur général Amadou Ly bu Akilee waaw lu tolloo fukk ak juróom-ñeent ci ay milliards lay laaj nag Senelec ñëw libération yi ne kaay ne Pape Demba bi tey de dagg na contrat ba doxoon digganteem ak Akilee way Samba te xaaragul sax dogalu tribunal ba wàcc mu way 4 août bi passé la ko def ginnaaw gi nag la israéliens yi jël suñu ñetti millions ak genn wàll ci dollar te bi tey ma ngay waaj a xëcc chinois yi terminé yéene kaay ne président Côte d'Ivoire de Alassane Dramane Ouattara waaw nee na candidat la 3e mandat maa la ko wax le quotidien yéene kaay ne Alpha Condé de ak Alassane Dramane Ouattara bu Côte d'Ivoire waaw virus 3e mandat ba dugg na leen de cey yàlla cey Afrique ak suñu président yi lée ñun moom foofu moom yeggaguñ ca pétrole bi la ñu tollool te moom lañ bëgg mu leer suul gaz du ko tere xeej waaye 3e mandat tam dañ ko fiy tere boo paree ma ne la alaaji tëjal Master Office Déco bi ngeen àndal ñaar fukki at ci ren moo leen doon may seen revue de presse Ouattara day alaaji Ouattara day ku ne xelam waroon naa nekk ci naan damay nekkat candidat waa wala déet ba mu des Ouattara africain la non africain la alaaji mais africain la mais ku ci nekk ak ni nga faloo alaaji dafa am ñoo xam ni ni yàlla di jaarale seenu pal ñooñu waru leen barki yonent bi yow dale comme bitu Maradona bi mu dugaloon 86 naan c'est la main de Dieu laaj dafa am ñoo xam ne seenu ndam c'est le loxo de Dieu ñii da nga koy xool xam ne lii Ouattara ku nekk war a xalaat ay mbirum 3e mandat Ouattara boo xoolee ba ci biir sa alaaji boobu moo waroon topp suñu président yi nekk ci suñu zone bi Afrique soowu jant gi ba ca centre ba ca fële ca sud ba ñëpp maanaam Ouattara instant bi xam lan moo waroon nekk liggéey yor yatam baton am alaaji di defoo ak ci biir dëkk yi di ñaax nit ñi man avant maa toog ay junni voire des millions d'Ivoiriens dañu dee am nit laa gagné mu jël résultat yi xotti ko 2010 alaaji ba 2020 kon man tey war naa taxaw 10 ans après naan leen nañ leen delloo buum ca mboy te réew mu ci nekk nag ak na la yàlla bindee ñun bu dee dañ naan ay réewu teraanga la ñu yooyu réew yooyu alaaji wàcc ci mbedd mi reyanteeg seeni nguur defuñu ko muy dara dëgg yàlla Afrique dafa bëri ay réew yoo xam ne alaaji dañoo yori rébellion dégg nga ay rebelle yoo xamante ni nii sawaay ñoom sawaay dañuy xeex li xewoon Rwanda 94 fàtte xëjoo fi ay xeet yuy xeex seen biir li xew Côte d'Ivoire gii barki Dembo Njaay diggante Gbagbo ak Ouattara résultat yi ngay gis gars yi di ko xotti nit ñi ne lii du yoon Ado gañe na dégg nga loolu alaaji nit ñi ci dee bëree Gbagbo nañu ko jàppee ci biir kaawam ba mu duggoon moo Simone Gbagbo alaaji yóbbu leen laa yow nga ne yow loolu yeewu la yóbbaale gàngooram le patron des patriotes là des jeunes patriotes Charles Blé Goudé alaaji ñooñu ni ñu leen jàppee yow nga ne yow loolu moo tax nga falu nekkoon ci hôtel ba yàlla dogal nga dugg ci palais bi tey tu te permets yow nga taxaw tey bëgg a gëmloo Ivoiriens ak les Africains te xam nga Côte d'Ivoire alaaji dafa am tund woo gis rek dina am ay dëkk yoo xam ni ñooy nekk seen lumière ñoom ñooy nekk wagon bi ne ci kanam te Côte d'Ivoire dafa bokk ci dëkk waxuma Afrique soowu jant bi mais dafa bokk ci réew yi nga xam ne Afrique dañ leen a yaakaar cacao bi yow ñu ne yaa nekk ci kanam lu jëm ci wàllum production banana bi alaaj sa réew ñàkkul ndox nekkoo réewu ay réew yu ndaw yoo xamante ni dañ naan ñii li ñuy lekk fan lañ koy jëlee finalement da ngay laaj lan moo ñu dal ko lan moo ñu dal lan moo ñu dal da ngay laaj lan moo ñu dal fi ngay xamee ne Côte d'Ivoire alaaji du caaxaan après presque 10 ans de guerre alaaji ñun suñu réew yi
am stabilité macha allah yàlla na yàlla xib dool yi mënuñ leen a dab ñun mënuñ leen raw. du infrastructure alaaji du wàllu mbay du dara lu nasaraan yi def Afrique danañu def seen kéemtalaay kàttan jéem a laaj Côte d'Ivoire nga war a xam ne Côte d'Ivoire nekkul dëkk bu ndaw. sur le plan sportif waxi noppi suñu joueurs yi di jóge fii di dem di football ay ASEC d'Abidjan sur tous les plans yëpp ba ci seeni internationaux. yow ngay taxaw fii naan ay j'ai décidé d'être candidat pour un troisième mandat. bu dul loolu sax da nga tenir compte ci âge am. xale mu bàyyiwu sa xel ci âge bi mu am. mais alaaji yow du ñu bàyyi xel ci ñi dafa dee xanaa balaa ngay ñëw ci problème mu âge bi doo wax ci ñuy dee. non dama ne âge bi mu am est-ce que moom war na am responsabilité yi di sababaat loo xam ni njombee la fay doon ba kenn di fa des. non Afrique suñu njiitee alaaji moo am ñu ñàkk jom. non mais c'est extraordinaire. mais ñii xoolal Condé mii nga xamante ne nii il est au crépuscule de ça. man kii waxuma carrière politique parce que kii moom carrière politique am xanaa moom kii moom il est au guet. mais est-ce que ñoo ko tey. ñii est-ce que ñoom. ñoo ko tey ñii est-ce que buñ faloo duñ leen di liggéey. est-ce que force wala ñun yàlla du ñu jël di ñu sànni ay virus yoo xam ne alaaji moo ñuy dugg. non est-ce que suñu ay noon forcé wu ñu leen. non est-ce que suñu ay noon yi ñuy yilif di ñu xooloo fi la neex est-ce que forcé wu ñu. tubaab yi duñ leen bàyyi. alaaji boo ne bëreet ngeen dugg ci pétrole bees. moom laa leen am signé. tubaab yi xam xel ne waa ji bis bu demee am na ñoo xam ne ay anti système bi lañ bu ñu ñëwee ils vont tout renégocier. xoolal loolu laa lay wax noonu. alaaji dañ koy xajamal. dañ koy xajamal. laa lay wax mais noonu. boo leen promettre nekkal candidat. mais kan moo ci am ndam. nekkal candidat parce que non attends parce que yow bi ngay ñëw ñun ñoo la jàppale. armée française bi kan moo ñemee ñii ne farlu woon ci côté wu ñoom Ouattara mais boobu sax ñu bëree bëri dañ ne woon français ñoo tey parce que waa ji dañ ko gagné mu siisu ne du dem. waaw kay ñi nit ñi sotle Ouattara ba émission France ki boppam ñu bëree bëri li ñuy contre France yëpp ils étaient pour mais ce sont ces mêmes français là alaaji tey logique pour logique ñoo war a taxaw ne ko ñun jàppale wuñ la woon pour nga nekk fii di jalgati constitution ak di def ay top mais et puis 3 mandats et puis ñoom tubaab yi li ñu leen di digal lu tax ñoom tubaab yi ñoom duñ ko def. tubaab yi pourquoi ñu ñuy wooyee ba ci seen édition yi ay RFI ay France 24. ay l'homme fort le dictateur. te ñoom le dictateur gambien. te ñoom l'homme fort du du Sénégal l'homme fort d'Abidjan ñeng mais yow mës nga dégg le dictateur français wala l'homme fort. français waaw belge wala l'homme fort français da nga ko mos a dégg expression yooyu ñun lañ koy jagleelee ñun tam ñu jël ko moom ko alaaji def suñ bopp ay buur. c'est dommage. xoolal. Gbagbo dafa ne quand je suis arrivé au pouvoir en 2000. J'ai trouvé dans le contrat d'exploitation des pétroles ivoiriens que la Côte d'Ivoire gagne 12% sur un baril de pétrole. Cela signifie en français facile. Moi, le 1 plus 1 égale 2. Cela signifie en français facile que si on vend un baril de pétrole, par exemple, à 1000 francs, la France prend les 880 francs et la Côte d'Ivoire prend 120. Mais est-ce que... Mais est-ce que gis nga lii Alaaji? Gis naa ko. Mu ne j'ai jeté un autre coup d'œil dans les autres contrats des ports, cacao, café, or, diamant et autres. Je me rends compte que c'est le même système de pillage qui existe partout. Un mois après mon élection, j'ai engagé des discussions avec la France pour obtenir des accords égal à égal dans toutes nos affaires. C'est-à-dire 50%, 50%. Eh ouais, ndaw. Et la France a refusé. Yomb na de. mais xam nga lan moo doy waar ci lii bëgg boo wax ah. L'expression elle a refusé cette phrase là Alaaji moo war a dawloo yaramu africain bu ne. La France a refusé
yow alal joo moom say ndey ak say baay ak say maam alaaji moom ko mu nekk ci sa suuf. mu nekk ci sam suuf. nga am indépendance. nga am indépendance yor hymne national. yor soo yor drapeau yor tout. ci nekk fële. mu ne elle a refusé. J'ai vu des gens rougis comme si on leur annonçait une mauvaise nouvelle et cela a été vu comme une menace pour les intérêts français. mais lii intérêt ivoirien wala intérêt français. comme ci suufu Côte d'Ivoire la nekk. Ceci est valable pour tous les enclos francophones jusqu'aujourd'hui et certains pensent qu'ils sont indépendants. C'est la France-Afrique et le néocolonialisme. Christian Diagne waa mais lii moom alaaji lii mooy lan man de jaaxle na man de yor naa tool alaaji aw ma fas aw ma jiwu aw ma machine ma woo Mansour Diop ci mbay lay yëngu mu indil ma fas indil ma lii ak lii ma ne ko bu yàlla dogalee ñu yegg ca jamonoy ngóob ga incha allahu rabbi dinaa am yéene jox la yow li ngay jiwee déwén maanaam daa jox benn saako gerte ñaari saako dugub loolu ci jàppale bi ma jàppale mais ñoo fekk ma si sam tool gars yi nee nañ amuñu ay matériel technique financier nangam sanga pour exploiter le pétrole léegi il faut qu'on y aille à l'extérieur pour xooli ces géants là ñëw kii ko exploiter ko waaw mooy ay BP nangam sangam alaaji mais ñooñu ñëw fii ñun ñu jël suñu licence jox ko tubaab boobee dem jox leen ko ñu ñëw fa seenee root ñeen fukki atu yàlla barigo bu ñu fi root léegi maanaam non lii nattu la. alaaji réew yi mën nañu sax développer sans ñu dépendre ci ay pétrole. lii nattu la dañ ko bëgg rek. lii nattu yàlla la waaw vraiment. Dubaï ko am ndox am suuf. Dubaï 20 ans ci ginnaaw te Dubaï kañ la gëj a exploiter pétrole am dañ fa tegg pétrole ba gaz ba nekk ci leneen loo xam ne moo fay indi am koom. Rwanda noonu yeneen i réew noonu xëy na ni ko oustaz Alioune Sall di ñaan yal nañu yàlla yërëm. yal nañu yàlla yërëm. mais lii. yal nañu yàlla yërëm. ñii waaw kii de nee na est-ce que raxuñ ñu tam lii dañ noo rax ay genre simike bàyyi kémi seba dañuy xeex ba dee parce que yow do alaaj ñi la war a jàppale ñoo la dul jàppale ñi lay jàppale mooy kilifa yi taxaw war a xeex alaaj ñun peuple lañ boo xam ne désarmé nous n'avons pas les moyens alaaj ñun suñu entrepreneurs yi ci boppam fii koo fi dégg ne milliardaire la ay dóor la li tax ñu naan milliard dëgg alaaj indépendance financière daju toog état ñëw ñàkk a ñëw yow tu gagnes des marchés foo jëlee marché fii marché yi fi gën a ngand yi déparé ay milliards état koy joxe de noo mën a indépendant yi loo ci gis homme d'affaires yi bu président di tukki ku nekk ngay gër-gër yi gars yi di jéem a teg ay deal pour bokk ci tukki ba alors que homme d'affaires da nga war a indépendant ba nga xam ni yow bu affaire yi doxul sax nga def li dem si yàlla Mansour Kama nga wax boo indépendant wee ñu jàppale noonu état boo indépendant yi ñu jàppale noonu état xañ la ay marché yi boo demalee sa bopp ñu ne tey mu dee boo ne maag ñoom bokkuñu gis-gis ñu ne non Bougane mii bu élection présidentielle yi passé moom am na yaakaar ne këram yëpp ci lay jaaree tëj ndeysaan def na erreur sooy def na erreur bu rëy di la xeex ba ci am dara kam maanaam nekk ci réew te yow daal et puis loolu yàlla sax amu ko ñëpp mënuñu leen a faral yéen génnee leen seen bopp yéen ñiy jiite tey réew mi commencé koog Macky ne réew mi ñëpp mënuñoo ànd ak yow te ñi àndul ak yow ñoo war a gën a tax nga góorgóorlu alaaji les 42% là. C'est important. ñooñu la Macky Sall war a def kéem tolluwaay kattanam pour les convaincre. oui. ndekete man réew mi am na ñeent fukk ak ñaar yoo xam ne d'accorduñ ci lii may def. comment faire maintenant. bu ñu d'accord ak man. pour nit ñooñu d'accord ak man. ñooñu lan lañ wax. boo demee ci statistique di nga dégg li Sénégalais wax. boo demee ci sondage di nga dégg li Sénégalais wax. les 58% d'accord nañoo man ci sama gis-gis. ñii nan laa leen di convaincre wa ilaa ñoom vision ba ñu am xaaral ma dem xooli ca la baax bu ma mën tam 42% itam ma am la moitié. au moins. mais yow nga ne 100% dinañu ñëw bokk ak yow gis-gis
bokk ñoo yow gis-gis ngaa yor vision bu yem jam ñaajoo ba pare te nit ñi bëgg a yegg ba ngeen ngi ne wax paata rek tax ngeen nga ne dina yem jam ñaajo man ko ma bëgg a tukki loo bëgg maa yem jam ñaajo alaa ji nu may def daa gàtt dafa gàtt kay 1000 francs ngay lakk essence ba yegg du ma ko def nit ñëpp mënuñoo ànd ak yéen ñu ngi lay jaajëfal ñu dégg fi 3e mandat la ngeen te pétrole bi ngeen leeral yaa ngi ñëw ci kanam tuuti ñu continuer ci tës maa ngi leen di ñaanal kenn dalal jàmm